fi teew ñëpp muy sunu mbokk secrétaire généraux yi nga xam ne ñoo fi teew muy secrétaire généraux yi nga xam ne ñoom ñoo représenté liggéeykat yi nekk ci secteur bi secteur aviation civile ak transport aérien nga xam ne moo ëmb aéroport bi muy aéroport ancien aéroport Léopold Sédar Senghor bu Yoff ak aéroport international Blaise Diagne bu Diass. Donc l'ensemble des travailleurs du secteur tey jii ñi leen fi représenté ñoo teew fii ci table ji ñi ngi leen di yéen yi nga xam ne yéen a fi teewal yéen ay taskatu xabaar yi yéen a fi teewal organe de presse yi que ça soit la presse écrite la presse en ligne ou bien la presse audiovisuelle yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay ñi ngi leen di jégalu tamit ci xaar bu yàgg bi ngeen ñu xaar dafa toll ni que nag tey suñu génn bi ñu génn bu nu amoon lu nu gënal duñ ko def ndax dañoo nekk ci secteur boo xam ni secteur bu sensible la secteur bu doy waar la parce que secteur boo xam ni dañuy guider ay avion di leen teg ci yoon di leen yéegal di leen wàcce te puisque loolu ay bakkanu doomu aadama la loolu du lu ñuy caaxaane kon boog ñun nekk nañ fi ay ati at daanaka kenn duñu dégg yaakaar naa bariwul lu ngeen di dégg ñu naan waa aéroport ña ngay def ceci ou bien ña ngay def cela waaye tey jii suñu génn bi da koo laaj parce que nag lu ëpp tuuru te mbir mi ngi waaj a ëpp bu ëppul ba pare mi ngi waaj a ëpp loolu nag lan ni woon nañ ko tënk def ko ci li ñuy wooyee point de presse ñëw partagé ko ak yéen bokk ko ak yéen pour que Sénégal yëpp yëg ko njiitu réew mi yëg ko ñi ko war a yëg ko bu ko defee ëllëg lépp lu am ti lu mënti xew ñu xam ne yëglu woon nañu toog nañ nag jàpp suñu njàmbur di maslaa ak ñeen ko seqal toog nañ jàpp suñu njàmbur di maslaa ak ñeen ko seqal waaye nag toll na foo xam ne tey jii dafa laaj ñu génn wax ñëpp dégguñu te loolu la ñuy def nii li nga xam ne mooy mbas mi bi nga xamee ni feeñ na ci suñu réew ñu daal di dékku ñun liggéeykatu aéroport dañoo dékku moom la ñuy wax résilience ci français ñu dékku ko nag mu metti lool ñu bari si ñun seeni salaire wàññeeku ñu bari si ñun bu ñu liggéey tey ëllëg duñu liggéey ñii dañuy liggéey benn semaine noppalu benn semaine loolu yëpp ñu nekk ko di ko dékku mu nekk lu metti waaye ñu muñ ko xam ni feebar bi mu ñëwee mbas mi bi mu ñëwee secteur yi mu gën a nasaxal ci réew mi secteur u aéroport moo si jiitu parce que feebar bi ba muy njëkk a feeñ aéroport international Blaise Diagne la feeñee cas bi fi njëkk a ñëw ci aéroport ba la ñëwee donc loolu yëpp ñu di ko dund mu metti lool waaye nag ñu ni parce que ñun li ñu gën a yitteel ñun liggéeykat nekkul suñu ay revendication de d'accord nit ku nekk fa ngay liggéey ba nga fa am teranga waaye nag ñun li ñu gën a yitteel mooy naka la ñu sàmmee naka la ñu mën a sàmmee suñu outil de travail maanaam naka la ñu mën a sàmmee fi ñuy liggéey naka la ñu mën a fexee ba mu ñoŋ parce que Olof Njaay nee na bala nga ne naam ne fa liggéeykat bi fa ñuy liggéeyee buñ ko sàmmul ba pare liggéey ci liggéey boo xam ne ëllëg suñuy doom ak suñuy sët dinañ mën a jël le relais loolu buñ ko sàmmul dara du mën a am duñu mën a taxaw naan dañuy def revendication waroon noo am prime sànga waroon noo am nangam déedéet ñun loolu moo ñu njëkk a yitteel loolu lay tubaab bi wax la pérennisation de notre outil de travail loolu mooy li jiitu ci suñu préoccupation te daanaka mooy sababu tey suñu jotaay fii ba ca topp nag képp kuy liggéey nag fa ngay liggéey ba nga faa am sutura ba nga faa am teranga sutura ak teranga soosee nag nga xam ne moom la ñuy wut sutura ak teranga yooyu nga xam ne moom la ñuy sàkku loolu yëpp dina leen ko firndeel fii waaw donc pérennisation de notre outil de travail la défense des intérêts et matériels des intérêts matériels et moraux des travailleurs loolu mooy suñu yitte ci loolu rek la nekk mooy suñu sacerdoce léegi nag bi nga xamee ni yooyu yëpp am na ñu ne léegi na leen tënkal li nga xam ne moom leen bëgg a waxtaan ak yéen parce que ñun dañoo daje samedi bi passé le 14 mai dañoo daje waxtaan ci suñu biir ñun conférence des leaders bi ñu génnee ci waxtaan bi nag si lañ jël décision ni dana génn wax ak réew mi ci li nga xam ne moo xew ci sunu aéroport bi te nag duñu mën a wax lépp parce que droit de réserve maanaam sunu naka laa ko mën a waxee ci olof sunu tekkaaral ak sunu dënirlu maye ñu lay xew ci sunu biir yëpp ñu di ko génne parce que sunu métier moo demee noonu waaye yéen ci mën a génne dinañ ko génne fii wax leen ko ngeen dégg ko bi ci njëkk mooy dialogue social maanaam diisoo bi nga xam ne ñu ngi koy diisoo ñi ñu seqal liggéey bi
loolu dafa am lu bari lu ci sooxe parce que danoo waxoon ni danoo war di gisante ci ab diir maanaam weer wu ne ñu gisante ci lu mu bon benn yoon bu ko defee benn problème du nu bett waaye loolu amul boobu lu ñu mettitul la ba sa topp danoo demoon séminaire jamono yële passé fële ca Lamantin Beach ci Saly Portudal bi ñu demee ci séminaire bi ñu am ay dénkaane yu ñu fa defoon tënkoon ko c'était 11 12 ak 13 juin 2021 loolu yëpp lañ ci waxoon yëpp dara amu ci déjà rek rien que pour ñu jot le compte rendu de ce séminaire là pour ñu jot ko rek ay weer lañ toog ñetti weer toog nañ ko gën gaa gàtt pour mën a jot compte rendu séminaire boobu te lan fa na tënkoon yëpp amu ci dara loo xam ne tey jëmal nañ ko ba fii ñu toll. ba ca topp mooy information yi nga xam ni yenn kilifa yi dañ koo am téye ko bañ ñu koo jotalee te ñu am lu ñu ciy déggandeem loolu nag daa am dafa mel ni dafa am lu muy nëbb waaw lu ñuy nëbb fii amuñu dara lu ñuy nëbb réew mi war a dafay am dara lu ñuy nëbb lépp dañ ko war a teg waxtaane ko pencoo ko waaye bu fekkee dafa am lu ñuy nëbb rek cela veut dire que kon am na lu si jagul waaw loolu nag ñun dafa nëx suñu xel ba ñun nag léegi faaw loolu ñu wax ko mu leer bu ñu génnee ci wàllu dialogue social maanaam diisoo bi ñu dugg ci wàllu habitat social maanaam suñu dëkkuwaay xam nga ñun bu ñu jógee fi aéroport Léopold Sédar Senghor bu Yoff bi di dem fële du ñu ñëw décider demal fa suñu bopp déedéet kooku état moo jël décision daat ni ñun daf ñu tuxale fii yóbbu ñu fële waay bu fekkee dañoo war a jële fii yóbbu ñu fële kay la nga xam ni moo ci aju ci wàllu transport ci wàllu restauration ci wàllu prise en charge ak dëkkuwaay yooyu yëpp dañ koo war a taxawal daanaka moo waroon a jiitu waaye nag booba mbir mi jàmp na jàmpaay boo xam ni ñu ni boog nañ gunge rek suñu état ànd ak moom nañ gunge rek suñu état président de la république nag wax dëgg yàlla daal ni dinañu gunge jàppale ñu ci li jëm ci wàllu dëkkuwaay parce que ñu suñu liggéey dafa laaj ñu jege fa ñuy liggéeyee waaw parce que aéroport boo xam ne daf avion boo xam ne dafa nekk am ay jafe-jafe nekk si jaww ji ñu war koo wallu réglementation bi dafa wax ni waroo toog lu ëpp fukki minutes te ñëw wàllu ci kon boog loolu li koy saafara mooy ñu jege fa ñuy liggéey ñu jege aéroport bi loolu taxoon président ba mu xamee loolu ñun dañoo demoon seeti ko waxtaan ak moom mu boole ñu kenn ci ay collaborateur am mu daal di nii am daal lu ma leen jagleel ci wàllu dëkkuwaay ci benn pôle bu ñuy wax pôle de développement urbain bu nekk bu tudd Daga Xolpa nekk ca wetu aéroport ba soriwu ko waaye loolu depuis 2017 ba léegi ñu ngi siy daw amul si benn pepp suuf boo xam ne jotagum nañ ko te ñun ñi ngi dégg ci réew mi leen dëkk ñi ngi dégg ne ñu naan ñi ngay joxe fii ñi ngay joxe fële na ngay jag jox ñi te ñi nga xam ne ñu ñoo si dossier boobu ñu ñoo si jiitu amul kenn ku du si jiitu dossier bu Daga Xolpa ñu ñëw njëkk a taxaw laaj ñu daggal ñu si président bindu ñu correspondance jaarale ko ci suñu ministre de tutelle ñu jotale nu ko ñu ni ñu jox na leen fa nangam ci ay suuf ci wàllu suuf ñu war koo tabax def ko ay dëkkuwaay pour mën a jege suñu bërëb liggéeykaay ba léegi gisuñu si dara ñu ngeen tey ëllëg suba ngoon di ñu dawloo ba finalement daa mel ni mbir mi dafa am lu ñu siy nëbb waaw kooku mooy lu jëm ci wàllu habitat social bi si topp mooy lu jëm ci suñu condition liggéey parce que ñun aussi bu fekkente ni rendement yi nga xam ni war nañ koo mën a joxe ci suñu wàllu liggéey la nga xam ni moom lañ war a def ci ay conditions de travail teg ko pour ñu mën koo def loolu bu dajewul day mel ni ñun ñoo liggéeyul fekk du si ñun parce que nit ki nga xam ni dafa xëy suba ba ngoon jot amul xam nga ni foofu daanaka àll la aéroport bi fa mu nekk boo amul restaurant boo lekkee boo amul lim nañ ko fii bu ñu leen joxee document bi di ngeen ko gis ay maanaam daal aéroport bi dara amu fa maanaam bu ngeen bëggee dégg-dégg àll la am na si ñu bëree bëri à commencer par moi bu ñuy dem di liggéey yi dañuy jël yóbbaale lu ñu war a lekk foofa parfois on fait 24 heures nekk di liggéey yàlla seet nag yonent bi dañuy jël lu ñu lekk yóbbaale ko pour mën a toog assurer suñu service te loolu mënoon nañ ko bañ wax mënoon naa bañ a génn ak yeneen yoo xam ni bari na mënuñu koo lim fii waaye bu ñu leen joxee document bi yéenay xool leen ci intéressé ngeen génne ko. alors donc beneen bi si topp donc wax naa ko léegi conditions de travail transport formation aéroport bi formation ba ca war amul y a un réel déficit de formation waaw kooku moom lu wér a wér la te boo demee léegi si aéroport bi nga laaj liggéeykat yi da leen ni formation daanaka dara amu ci waaw daanaka ba ñuy wax ay formation
ay genre visite guidée la woon rek ca départ ba waaye formation ba tax ñuy wax pour ñu mën a am une bonne maîtrise de notre outil de travail loolu moom dafa des lu bari loo xam ne ñu ngi interpeller autorité bi pour que ce manquement là ñu corriger ko le plus rapidement possible. wax nañ ci tamit ci wàllu restauration wax naa ko léegi organisation des vacations maanaam ni ñuy dem di liggéeyee ak ñëw xam nga ni jóge fii dem liggéeyi war a wàcc midi wala wàcc 13h daal di war a delluwaat 20h fanaan xëy suba defaat la même chose xam nga ne loolu amul lu ko gën a metti donc l' organisation de ces vacations la tamit loolu lu jar a xool la parce que aussi nit ki am na coono boo xam ne bu nekkee si yow ku xam nga jógee fii dem ba aéroport Diass nga xam ne daanaka léeg-léeg bu embouteillage bare yoon yi mën nga fay def waxtoo genn wàll léeg-léeg ñaari waxtu nga bëgg nag nii da ngay def loolu ba pare opérationnel dem yore micro contrôleur yaa ngi nii toog yore micro di wax ak ay avion loolu dalul xel wax dëgg yàlla loolu dalul xel muy contrôleurs yi muy technicien maintenance technicien météo aéronautique même les cadres administratifs ñoom ñëpp ñoo si bokk yem ku si nekk rek ca fa nga jàpp parce que aviation chaîne la waaw chaîne la boo xam ni bu si amee benn maillon boo xam ni rocceeku na rek daanaka chaîne bi day brisé wu donc kenn ku nekk fa nga nekk da nga faa war a jàpp te dañ laa war a mettre dans de bonnes conditions parce que bakkanu doomu aadama kenn du ko caaxaane maintenant am na beneen boo xam ne tamit dañ ko waxtaanee woon depuis 2017 entreprise xoolal li xew Sonatel liggéeykat yi dañ leen a boole ci entreprise bi dañ leen a jox ay action parce que loolu day tax mu mel ni yow entreprise bi léegi da nga koy def sa moomeelu bopp te la nga moom doo ko yàq kooku mbir la boo xam ne àddina bi yëg daanaka entreprise yi bëgg a performance lépp dañ koy doxal muy Senelec muy Sonatel ak feneen donc ñu bëree bëri ñu ngi doxal loolu ñun tam ñu ni nii nanu li nga xam ni moom la état am dans la société de gestion bi tudd Limak AIBD Souma parce que capital bi dañ ko xaaj ñetti xaaj Limak am fanweer ak ñett AIBD SA am fanweer ak ñeent Souma am fanweer ak ñett boo ko boolee loolu yëpp mu nekk 100% fanweer ak ñeent yooyu nga xam ni ci téeméer bu ne nga xam ni moom la état bi am jaarale ko ci AIBD SA loolu lañ ñaanoon pour état dox na si juróom maanaam 5% kese bu ko defee liggéeykat yi jël ko mu daal di nekk ay action yooyu buñ ko séddale buñ ko jaayee ci biir liggéeykat yi ku nekk mën a gis sa bopp ci mbir mi def ko sa moomeelu bopp da nga ko yaxanal doo ko yàq kooku vraiment mbir bu am solo la boobu ba léegi 2017 ba léegi ñu ngi siy daw beneen bi si topp wax naa ko léegi mooy li ñu woy hub aérien maanaam lépp loo xam ne dafa jokk ci wàllu aviation ci wàllu aéronautique ci wàllu aéroport ñu dajale ko def ko ci benn bërëb nga xam ne service yi dañuy mën a coordination bu gaaw liggéey bi mën a jàppandal te du am benn rëq-rëq waaw loolu état bi moo ko mettre en place jaarale ko ci benn programme bu yaatu hub aérien boobu nag wax dëgg yàlla daf see am nag yoo xam ni daf ñoo xaw a jaaxal parce que danoo am benn commission boo xam ni président de la République moo génne benn décret ci biir décret bi mu daal di ni nanu taxawal benn arrêté boo xam ne dañ si jëmmal ay benn commission ad hoc boobu am ay sous commission yoo xam ni sous commission bu si nekk dafa am loolu la sas ci wàllu liggéey dafa am nag sous commission yu ñu jubboole ak sous commission yoo xam ne ñun partenaires sociaux yi dañu see beddi ñun nag xamuñu lu waral loolu waaw li nga xam ni mooy patrimoine maanaam moomeel ci wàllu suuf ak ci wàllu immobilier yu demee ni ko noonu ak li nga xam ni moo jëm ci wàllu bor wàllu tax ñun ñu dindi ni ci loolu te yeneen yi seet ñu di leen waa bàyyi nañ leen mën ngeen cee bokk waaye lii patrimoine ak dette dañu see beddi teg ñu fële bokkuñu ci ak la nga xam ni parce que ASECNA bi nga xam ni fournisseur de service de navigation aérienne la nga xam ni État du Sénégal moo ko jox la gestion technique de son espace waa ASECNA boobu bi aéroport bi jógee fii Yoff dem Diass la ko état joxoon ci wàllu suuf ak yu demee ni ko noonu ak ay immeuble lam ci soxlaatul daf ko war a jébbalaat état daf ko koy war a rétrocéder waaw commission sous commission ba nga xam ne moo yor loola pourquoi ñu bedd ñu si waaw ñun nag loolu dañu bëgg mu leer suñu bopp parce que ñun jaaxal nañu yeneen sous commission yi nga xam ne nag maanaam daal mooy yeneen ak yeneen yoo xam ne daanaka mooy loolu ñu ni léegi waaw mën ngeen a bokk foofu waaye yii moom du ngeen ci bokk ñun loolu mënoo ko comprendre xanaa kon foofu am na lu ñuy nëbb wala dafa am ay pexe yu jubadu yu ñu ci bëgg xamuñu en tout cas dañoo bëgg mu leer
kon boog ñi ngi xaar intersyndical bi mi ngi xaar parce que yanu jot sous commission yanu ba jot a bokk PV bi wala compte rendu ba amu ci benn boo xam ne signé nañ ko te yéen ca jot a bokk quand même dañ ko jox ñu signé ko parce que loolu day wane ni ñun am na lu ñu ci participer am na lu ñu ci def te ci biir commission yéen daan liggéey am na ñenn ci ñun ñeent wala juróomi secrétaires généraux yoo xam ne dañ daan ñëw ci réunion commission yi amagul benn PV boo xam ne signé nañ ko te am na plan social boo xam ni dañ koo déroulé woon jëmmal ko ci biir commission bi plan social boobu ba léegi mënunoo fexe ba déroulé ko liggéeykat yi ay weer ngi nii ñu ngi toog di xaar nga xam ne léegi da ngay daal di am entreprise boo xam ne ñaari traitement yu wuute ñoo fa am xam nga ne loolu doy na waar liggéeykat yi nii am nañ lii ñi sa des amuñu lii te ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñuy def loolu amul lu ko gën a doy waar donc loolu daal yu mel noonu lañ bëgg wax dëgg yàlla mu dakk te ñun dañoo comprendre lu mënunoo comprendre depuis mois de novembre 2021 ba léegi ñu ngi si mois de mai 2022 ci liggéey boo xam ne mënoon nañu ko def en quelques jours parce que on s'était donné combien 3 mois 3 mois lan ma xoon ni dañuy boucler le travail aujourd'hui calculer leen entre novembre ak kii léegi ça fait 6 mois ba léegi on n'a rien vu le plan social kenn ba léegi kenn déroulé wu ko yooyu aussi yu doy waar la yoo xam ni vraiment il faut que mu leer benn bi su topp mooy dysfonctionnement yi nga xam ne ñoo am ci aéroport bi parce que léeg-léeg nga dégg benn passager mu génn di ñaxtu samay bagage dafa réer ñii naan dama nekk tàngaay di ma bëgg a rey ci biir salle d'attente bi ci biir aérogare bi ñii ñu nee dañ ma agressé ñii dañ ma nax ci ay yu kenn xamul yooyu nag aussi dafa jaaduwul te loolu boo gisee mu am c'est parce que la waraano am moo amul parce que société de gestion ba nga xam ni moo fa nekk muy laas dafa am yu baree bari yoo xam ni yaakaaroon naa ni soxlawul woon mu di ko jël di ko jébbal keneen liggéeykat yi nekkoon fii daan ko def fii ci aéroport bi mën nañ koo def bu baax a baax na mu gën a rafete te bu boobaa da wuti benn prestataire extérieur di ko indi ba ay bor da ca am parce que léegi société ba daa fees dell ki bor parce que prestataire yi nga xam ne moom la jël indi ko prestataire yooyee lu bari ca la ñuy liggéey duñ ko fay société bi am ay bor alors que loolu liggéeykat yi ñu ngi toog di croiser les bras lenn ci liggéeykat yi ñu ngi toog croiser les bras te mënoon koo def def bu gën li ko ñenn jël ci biti di def kon xanaa daa am lu siy lëndëm loolu aussi dañoo bëgg mu leer ak lu jëm ci wàllu léeg-léeg ñu am inondation wax naa fi affaire climatisation léeg-léeg ñu am ay panne des tapis yi ñu daw ba mu yàgg tapis bi daal ni kati taxaw te yëpp c'est la responsabilité du gestionnaire d'aéroport qui se trouve être l'AS SA yooyu nag nañ ko wax mu leer bu ko defee la ci war ci saafara ñi nga xam ne ñoo war a surveiller le contrat diggante AIBD diggante contrat bi nga xam ne moo am entre l'État du Sénégal et l'AS ñi ko war a surveiller ñu taxaw saafara loolu parce que ñun kat wax dëgg yàlla nañ waxante dëgg mais ñi ñëw di liggéey ci aéroport bi ñan fa woo partenaires yi dañ fa woo dañ fay def dàquñu ko c'est que nag c'est un choix de l'autorité moom moo jël décision di daal ni dinaa am partenariat ak ay turc ñu loolu mënuñu ci dara waaye nag li wér ba wóor mooy loolee dañ ñëw di ko def ñu dàquñu ko te bu ñu ko joxee ñu def ko te Sénégal la preuve avant aéroport dañ ko daan def fii aéroport de Constellation fii dañ ko daan def mu jaar yoon amul woon benn problème ñu jékki-jékki daal ñu yóbbu fële daal di wut ay partenaires indil ñu ko mais loolu ñun comprendre ñu bu fekkente ni nag xëy na dañoo mënatula compter ci suñuy compétence ak suñu xarañteef ak yeneen ñu wax nu ko fii ñi fi toog ñii ay ingénieurs fi nekk ak ay techniciens ay contrôleurs ay agents de la météo aéronautique ñoom rek a toog fii si table ji ñi ngay gis ñëpp ñu xarañ seen wàllu liggéeykat yi tànn leen jiital leen pour ñu mën a taxaw di leen défendre ci seen wàllu outil de travail ak si seen wàllu condition liggéey. alors beneen bi si doon des aussi am na lu ñuy wooyee ci ñun prime de sécurité aérienne parce que xam nga dañoo nekk ci wàllu sécurité du ay caaxaan parce que responsabilité bi dafa rëy kii toog contrôleur la day yor micro di wax ak avion bi bu muy wax ak avion bi wax ju leer nañ la ko war a wax gis nga tey njuumte bu toll ni tarfatal ay ni bu si am bu boobaa moom mii moo am responsabilité la preuve am na suñu collègue contrôleur aujourd'hui mi ngi dem yoon di dem ak a ñëw am na suñu benn kilifa bu fi nekkoon moom tam mi ngi dem yoon di dem ak a ñëw ci avion bi fi amoon jafe-jafe sa jamono yooyu ñu génn xam naa ni waa presse bi war nañu ko dégg donc responsabilité bi dafa rëy boo xam ni aussi loolu faaw mu am contrepartie indemnité bu ñàkk solo la fii gis nañ façon indemnité bi fu ne ci réew bi ñun loolu
ñu ni léegi nan ñu ko jox waaye dafa am ñu ko am ñu ko amul ni ñu ko fayee daal maanaam dafa jaarul yoon am ay augmentation yoo xam ne ñii am nañ ko ña sa des amuñu ko loolu leen bëgg yooyu yëpp dysfonctionnement yi si am yëpp ñu corriger ko loolu joxewul may ñëw dans les détails mais bu ngeen gisee document bi di ngeen ko mën a comprendre di ngeen ko mën a am na si ñoo xam ne sax amuñu ko par exemple ñu demee ni waa direction générale bu ASECNA ñoom ñëpp am nañ ko ba mu des ñoom loolu aussi lu mat a saafara la parce que loolu aussi baaxul ci climat social dans une entreprise parce que ñun fii syndicalistes yi fi nekk at yële ñu génn si ginnaaw dafa am lu ñuy wooyee le sacro-saint principe de l'harmonisation des traitements sur la plateforme maanaam ni ñuy traité liggéeykat yi nekk ci plateforme bi yëpp mu nekk benn nga xam ne léeg-léeg kii dina mën a jógee fii dem fii kii jóge fële dem fa SEDES et cetera te loolu moo fi am léeg-léeg nga gis ku nekkoon ASECNA mu dem ba mu yàgg waa ANACIM soxla ko mu dem ANACIM léeg-léeg nga gis ku nekkoon LAS mu jóg ba mu yàgg ANACIM soxla ko mu dem wala mu jógee ANACIM dem haute autorité wala ainsi de suite donc mobilité boobu puisque dafay faral di am suñu biir pour mën koo yombal ñu ni kon léegi nan procéder à ce qu'on appelle l'harmonisation des traitements bu ko defee kenn bañ a frustré wu mais loolu nag moom moo amagul les traitements sont très différents waa direction générale ay at a ngi nii ñu topp ci te loolu am na mënuma dugg dans les détails mais dafa am lu bare lu mu yàqal ci communauté ASECNA bi nga xam ne ci la nekk ma ñëw ci lu jëm ci wàllu ANACIM agence nationale de l'aviation civile intersyndicale bi nee na ANACIM dañ ko considérer comme agence d'exécution léegi danoo bëgg nag léegi mu jóge ci statut boobu dem si statut agence de régulation parce que ANACIM moom mooy li ñuy wooyee autorité de régulation et de supervision maanaam lépp lu jëm ci wàllu aviation civile norme ak ya sa aju maanaam ni ñu war a doxalee nga xam ne c'est des standards internationaux àdduna bi yëpp aéroport boo dem noonu la ñuy doxalee loolu ANACIM moom mooy yor surveillance bi moom mooy yor supervision bi moom moo ko war a réguler mi ngi mel ni ARTP ni mu wel ci wàllu fréquence yi noonu la ANACIM mel ci wàllu aviation civile waaye loolu régulation boobu nag muy def ñi nga xam ne ñoom lay kii bu fekkente ni ñooñu ñoo koy faf nag mujj di ko perfuser amatul dara donc il faut que ñu def ce changement de statut bu ko defee ANACIM dina mën a retrouver wu son pouvoir régalien pour que mission bi nga xam ne mën ko jox mu mën ko doxal correctement loolu wax nañ ko fii leer na nañ ku lire document bi di nga ko gis donc ba pare aussi ANACIM wax dëgg yàlla ñun fii at mu jot am na entreprise yuy wax ay 13e mois am na entreprise yuy wax ay 14e mois am na entreprise yuy wax prime de bon résultat et cetera prime boobee nga xam ni genre ndàmpaay la lu ndaw loo xam ni parce que ku nekk xam na salaire doyul kenn fii ci Sénégal ku nekk sa salaire bu ñëwee le premier balaa le 15 jot daanaka deseetoo dara donc benn moment rek la liggéeykat bi am ci dundam ci at mi boo xam ne dina war a mën a am loo xam ne dina ko terale njabootam ñu koy wooyee PBR prime de bon résultat fii plateforme bi ñëpp am nañ ko waa ANACIM ñoom nee nañ leen puisque yéen agence ngeen da ngeen a jokk ci wàllu nguur gi yéen dañ leen a soumettre à ce qu'on appelle un contrat de performance ba pare nag bu leen noté ba ngeen xam ne baax ngeen nag ñu jóg leen a jox xam nga loolu jéggi na dayo ñoom fi nekk ni ay at ñaata at Kéba 4 ans ñeenti at ak ni ñu ngi toog di xaar amuñu dara seen yeneen morom mu nekk si plateforme bi yëpp ñu koy am te ñoom ñooy autorité de régulation et de supervision yooyu aussi dañ bëgg mu saafaraw amuñu motivation amuñu benn motivation mais ce qui fait que la conséquence mooy leen ña fa nekk di ay nit ñu xarañ ay ingénieurs ñu am ay doctorat ainsi de suite ñoom ñëpp a ngi dem seen yoon te loolu manque à gagner bi mu indi si réew mi kenn xamul nu mu mën toll yooyu aussi dañ bëgg mu saafaraw alors intersyndical nag nee na njariñu liggéeykat yi seen outil de travail ak la satisfaction de leur préoccupation jaral na ko lu ne jafe-jafe yi ñuy nekkee bu danoo bëgg mu saafaraw te loolu nag dañ taxaw tem pour mu saafaraw te di ngeen xam ni danoo taxaw tem ngir mu saafaraw dinañ convoquer benn assemblée générale ci fan yi di ñëw te assemblée générale boobu bu paree dina si def bi yoon dootul nekk point de presse conférence de presse lay doon ñu jox leen kàddu ngeen poser question bi ngeen bëgg a poser ñu tontu leen te am nañu droit nag lépp loo xam ne laaj na ko dinañ ko def lu mu laaj lu ñu yoon may rek dinañ ko def bañuñu si ba déposer préavis de grève bañuñu ci ba tëj aéroport bi waaw loolu il faut mu leer opinion bi xam ko loolu daal la nga xam ne moom lañ amoon lu leen di wax
waaw dama ni intersyndical bi fan yi di ñëw ginnaaw li ma leen fi wax yëpp mu nekk wax ju leer nañ te lépp ñu teg ko ci yoon intersyndical bi dina woote assemblée générale bu fekkente ni lii ñuy wax ni gaawul saafarawu fan yi di ñëw balaa yàgg dinañ convoquer assemblée générale bu ñu convoquer assemblée générale dinañ ci teg conférence de presse nee naa la dootul nekkaat point de presse bi yoon conférence de presse lay doon ñu jox leen kàddu gi question bu ngeen bëgg a poser ngeen poser ñu ko ah bu ñu jógee ci loolu nag bañuñu ci ba ci déposer préavis de grève bañuñu ci ba tëj aéroport bi loolu laa bëgg mu leer waaw loolu daal la ñu woon na leen ko wax kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm donc ngeen may ñu tuuti document bi ñu imprimer ko jox leen ko après ngeen kii ko ñu ngi leen sant di leen gërëm jërë ngeen. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp man maay Mamadou Diop secrétaire général donc du syndicat SYNATRAC syndicat national des travailleurs de l'aéronautique civile di porte-parole intersyndical maanaam kaddu gi wàllu kaddu mën nañ ko dénk damay ñëw rek pour résumer pour ngeen xam ni damay féliciter le président de l'intersyndical ci li mu fi wax leeral ko jarul ñuy gudd parce que defe naa ni même ñun ak yéen li ñuy dimbali mooy su ngeen ñëwee rek ñu jox leen l'essentiel ngeen mën ko jox askan wi donc jàpp nañ ni fii nu jëm aéroport dafa nekk en feu nous sommes obligés d'alerter dañuy alerter pour mu leer wax leen ni dañuy ñëw lan doon waxtaan jeex na Cheikh wax nga ko léegi dem daje nañu Mbour Saly daje nañu ci ay ministères entreprise dem nañu dikkaat dégg ngeen barki dem liggéeykatu 2AS le président Macky Sall moo war a jël ay matukaayam DG yi xam nañ la fa xew ministre yi xam nañ li xew ñaari réew bu nu amee ay intérêt Turquie am na intérêt fii ci Sénégal am intérêt fii bu ñu demee ba suñu ay intérêt war a nax saay loolu na ko seetaat mooy waxi dëgg gestion bi ci aéroport bi baaxul des jeunes cadres ñi ngi démissionné di dem seen yoon bu njëkk suñu la indee aéroport da ngay nekk aéronautique dañ lay formé da ngay dem Niamey da ngay dem IAMAC da ngay dem partout depuis que ñu indi donc pratiquement partenariat entre Souma et Limac et vraiment ak les Turcs on a vu que ni doomu sénégalais ñi nga xamante ne liggéey ni mu jafee doon ay jeunes cadres ñi ngi quitté et li may wax mën naa jël exemple am na benn doomu Mahmoud Sele bu nekkoon ci ñun laas man mii laas laa nekk mais yow ñu indi la cahier de charge bi nga xamante ni moo dox ci diggante AIBD ak donc Souma Limac waaw pourquoi état du Sénégal bi 3 ans yi matee du ko évaluer mais dañu war a seq ay business yoo xamante ni Sénégal moo ciy ñàkk Sénégal ay doomu Sénégal ñoo ci perte ay emploi ay doomu Sénégal ñooy préféré nekkoon ay aéronautique Sénégal jaay ay xaalis yu bari ci ñoom ñu dem ba ay ñaam def ay formation ces gens là tey ñooy quitté di dem ça veut dire que l'aéroport est en danger il faut président Macky Sall mu dimbali ñu ci lii ñu wax te war naa xam ne aéroport dafa ubbi 5 jours ñu ko def ñun kon mën nañu ko 5 jours wàcce ñuy Gambie wàcce ñuy Cap-Vert feneen xam na lu mu coûté exactement peuple bi lu mu coûté Sénégal ak compagnie aérienne yi danoo bëgg ñu xam ni lii ñuy wax nii nekkul ay wax yi caaxaan Turquie en réalité seen mission defuñu ko ci biir aéroport bi dem ba finalement mënatuloo fay courant la semaine yee ñu génn dañu doon toog ku bëgg a tukki da nga ñëw fekk aéroport ni këris waaw fii dañu war toll ci ay partenariat exactement te RDA tabax aéroport Blaise Diagne Macky Sall lii day ñëw mu wax ci mu leeral mais bu dul loolu c'est-à-dire dem ak dikk aéroport du mënul yomb c'est pas possible loolu lañu bëgg pour mu leer ci l'opinion publique te buñ koy def xam nañ heure bi ñu koy def ak nu ñu koy defee loolu ñu tëdd ñu loolu la ñu liggéeykat yi sant mandat boobu la ñu jox dañu bëgg mu leer nañ voilà beneen bi ci des mooy am na ay bataaxal yu génn bu yàggul ñu daje ak le ministre Alioune Sarr AIBD la ko jox muy ñetti lettre confidentielle nan ko traité ci du mu gën a gaawee parce que nag ñun mënuñu nekk ci aéroport boo xam ne duñu gis ku ñu waxal su duñu gis ku ñu waxal doo soo amee document doo gis ko ko traité loolu lañu wax ni day dakk et ça si bi jeex na je ne sais pas dem rek et tout ça doo gis koo waxal alors donc moo tax ñu wax ni fii ñu toll nag nam président Macky Sall jël ay matukaayam parce que ñun Alioune Sarr daje na moom entreprise xam na secteur bi li ci nekk xam na jafe-jafe yi façon gestion bi am gestion bi ci aéroport bi moo baaxul business plan bi baaxul yàgg nañ ko wax
mais li ci Sénégal li ci ay ñetti nit war a am wala ay ñeenti nit au détriment pratiquement de tous les Sénégalais jaru ko patrimoine bi ñu jógee fii nag ci ADS bi ñu fiy jógee ñun ay travailleurs ex ADS lañu xam nañ bu baax la fa nekk def nañu commission def nañu jógee nañu fi dem Saly def séminaire ñibbisi séminaire bi doon dara fusion AIBD la woon ak ADS fusionné nañ ko ba pare am na loo xamante ni mooy patrimoine bi demoon na plus de cent et quelques milliards on a tous les documents ba pare xam kër yi xam immeuble yi am nañ ko Point E am nañ ko Colobane ay Fann Résidence lii yëpp ci alal ji la bokk waaw ñun ñu bokk ci boobu commission président génne décret ni dem leen ngeen discuter ak partenaires sociaux yi lu ngeen di def d'accord leen ci ak ñoom ñu bokk ci commission yi bokk ci liggéey bi yombal fusion bi mu am amul benn coow dégg leen léegi ñu bokk ci loolu ñu pare ñu jox document bi ñu xam ne lii kat am na transparence ñu daal di xool ne numéro bii de nekkoon na Point E dugg na am na ay nit yu occupé ay woon fi ay kër Point E donc moo tax ñu wax ni sur le plan foncier waxuñu rek ay dagga xool ba yooyu c'est des questions yoo xamante ni ñu ngi jëm pratiquement fi âgé boo xamante ne bala ñu ciy yegg suñu ko réglé wul dinañ xam nu muy demee muy problème mu 5% yi muy problème mu dagga xool bi ci capital bi muy problème mu ISA bi nga xamante ni exigence la pour que fii balay le 26 suñu ko fayulee di ngeen ñu dégg incha allah boobu mooy bi gënoon tëdd donc wax nañ ni aéroport bii ñu jógee it danañ leen woowaat ñu xoolal jox leen documents yi ku ci sàcc ñu xam ko ku ci laal ñu xam ko ku ci def leneen dinañ la poursuivre ba sa biir kër waaw ak foo mën a nekk loolu mooy lii dëgg kon ndax danañ dem grève wala du dem grève ci ñoom la dépendre mais que le président Macky Sall xam ni aéroport bi fee bay baax il est temps ñu woote la du tam def des journées d'étude de l'aviation civile mënoo bëgg def Dakar ëpp liggéeykat yi di dee di ñaxtu amuñu dara ça c'est pas possible kon nag gars yi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp je vous remercie